wi nga xam ne waxtaanee nanu ko ci ab ndaje wu yaatu wi nga xamante ne ni kon fii ci réew mi lañ ko doon waxtaanee jëm ci wàllug kon bonne gouvernance ak itam anam gi nga xamante ne ni moom la ñuy defee transition ci yeneen ci ay dëkk yi nga xamante ne am nañu ko jafe-jafe en tout cas maître Mamadou Ismaïla Konaté ci potoxlu na ci sàkku ci njiitu réew mi moom président Macky Sall mu daal di wax position ci mu leer jëm ci wàllug ñetteelug mandat moom nekkoon na fi joriñ gu ñu dénk wàllu ko justice ca Mali nekkoon fi itam ancien avocat président Guinée bi nga xam ne daal nañ koy wàccee ci dëkkam di Alpha Condé dañ koy teewlu ci leeral. J'exhorte le président de la République du Sénégal, Macky Sall, aujourd'hui, à ne même pas laisser le moindre doute sur le sujet du troisième mandat qui ne devrait pas, qui ne doit pas et qui doit s'estomper. Le débat doit s'estomper. Plus dangereux que c'est mortel. C'est mortel quand on voit le sort qui a été réservé. mi ngi noonu ñuy jégalu ci boobu lekk élément xëy na daañu dikkaat ci wolof bi li ñuy wax desandi ci mbirum troisième mandat ak kii fi nekkoon ancien ministre bu Mali soxal wàllug yoon moom mi nga xam ne moom ngeen doon déglu léegi mi ngi doon participer ci ab réunion wu yaatu bi nga xamante ni ñu ngi ci doon waxtaanee état de droit ak mbirum transition démocratique rawatina fii ci Afrique sowu jant mu doon ak ndaje wu am solo wi nga xam ne Africa Jom Center moom moo ko organisé question troisième mandat nag. dikkaat na fa ci débat yi ñu doon ko waxtaanee dañu ci teelu Aline Badara Sonko. coowal troisième mandat ci Afrique sowu jant fësal na lool ci waxtaan yi nga xamante ne moom lañ sumb ci diwaanu Saly Portudal Afrique Jom Center amal ko ngir waajal rencontre bi nga xamante ne moom lañ sumb ngir gën a waxtaanee li nga xamante ne mooy état de droit ak transition démocratique ci Afrique sowu jant. ñun Afrique dafa mel ni donc dañu faire face à des bouchons maanaam dafa fat fépp donc dara yëngatuwul bu ko defee donc le régime des militaires dellu siwaat donc les régimes autoritaires dellu siwaat donc la violation des droits de l'homme dellu siwaat les transitions démocratiques donc joxeetu nañu war a joxe donc su ko defee les régimes politiques africains donc da nga xam ni donc voilà dañu nekk à bout de souffle. ci kaawu Sénégal professeur Mamadou Diouf li mu xamle mooy mbirum mandat bi constitution bi bees bi réglé na ko définitivement kenn mënatul def lu weesu ñaari mandat. la constitution dit 2 mandats. mais constitution bu mujj bu jógee ci référendum bi mais loolu mandat bi dañ ko réglé ba pare président Macky Sall daf ko verrouillé benn président Sénégal fii mënatul def li nga xamante ne mooy ñetteelu mandat xanaa kay mu daal di koy soppi. c'est un faux débat de distraction. ci biir ndaje bi nga xamante ne professeur Abdoulaye Bathily moo ko présidé moom nag ba mu yëkkatee kàddu xamal na ni am na lu ko métti lool ndax ay at a ngi nii ñu doon xeex démocratie waaye dafa mel ni jamono ji li ñu doon xeex yëpp dafa naax saay. Hadj Mansour sa njàngat ci ndaje yu mel nii ñu fa doon waxtaanee ay état de droit waaye bii moom njàmbaas nañu ci mbirum troisième mandat ndax ñu bëri jàpp nañu ne xëy na mooy andi conflit yu bari ci réew yu ci mel ni yi nekk Afrique sowu jant. daf ci bokk sax état de droit. ci wàllu respecter mandat yi parce que bu fekkee ak constitution la nga ñu taxawal ko ñëpp bokk ko ci réew ma yow sa des ci nguur ak sa intérêt bopp warut a tax mais li ci xaw a malheureux tuuti mooy ay experts ak ay boroomi xam-xam yu am xam-xam ñoo ci dajaloo tënk ci jubóo ci kàddu bu ñu noppee def ay résolution jox ko kilifa yi mais malheureusement ñi nekk ci bopp nguur yi duñ ko jëfandikoo duñ ko dégg duñ ko sax faale alors que li ciy génn ci ay xam-xam ak ay proposition mun naa téye am réew mun naa jàng démocratie malheureusement duñ ko respecté mais toujours nañ continuer di interpeller parce que taxaw seetlukat yi ñu ngi taxaw di seetlu askan wi ñu ngi gis ñoom borom xam-xam yi ñu ngi wax donc ku deful itam di nga dund conséquences yi mais l'essentiel ñu def ndaje yi mel nii. mu doon am ndaje bu nga xam te ni paasan ki fi nekkoon jëriñu dénk wàllu justice bu Mali moom daal na ci profité woo njiitu réew yi moom président Macky Sall mu gën a leeral position ci mbirum troisième mandat. moom la ñuy wax l'appel à la sagesse. lu rafet ñu woo nit ci lu rafet toll kooku mooy ki la bëgg. après nag nit ki aussi fa muy toll ak la koy tax a jóg lan mooy objectif am man sam problème du troisième mandat de liñ ci wax du doonul sax débat. man bu ma gisee sax ndaje yi kilifa yi toog ñuy waxtaan ñu ni résolution damay jàpp parce que li war a nekk xam nañ ka ki ñu koy waxal xam na ka xam lu fi des mbirum jikkoo ndax damay yoonal wala du ma yoonal loolu mbirum jikkoo la te loolu c'est profond ci nit donc tey ki war a yeewi askan wi comme on dit comme la coalition mooy le président Macky Sall. est-ce que am na volonté bi est-ce que mën na ko est-ce que bëgg na ko est-ce que amul lu ko koy teree def. la ko koy teree def la war a doon bu dee dafa am nañu ko wax. bu dee Ismaïla Madior Fall taxaw na ne constitution bi mu répété ko ñetti yoon ñëpp di dégg ci télévision. mu ne mbir mi tënku na tëju na kenn mëntu ci dara ñaari mandat je répète ñaari mandat ba muy ñett.
toog TFM ñu laaj ko mu ne ma vous savez bi ma nekkee professeur dama daan wax li ma neex. léegi je suis dans l'état mais what does it mean man. d'accord ayca ñu wax ci leneen Paasan Seck ci collectif ñoo lànk yi nga xam ne bëgg na wàcc ci mbedd mi ni ki suba ngir amal ak doxuk ñaxtu ci askan wi li ñuy dund te mu metti lool ci yokkum njëguk dund gi collectif yi nag association yu bëri ñoo ci tënku woo nañu itam yeneen mouvement citoyen ngir ñu mën a bokk ñëw tàbbi ci boobu lekk manifestation mu doon mobilisation bu rëy lañ ci bëgg waaye ba jonn yàlla tey amuñu ci li nga xam ne moo di rek ndigaluk préfet ndigal goo xam ci di leen mën a may ñu wàcc ci mbedd bi manifester comme nanu ko bëggee dañu ciy teelu Amina Cissé stagiaire ma leen fekki woon. collectif bi ñu duppee ñoo lànk di dëgmal ab doxub ñaxtu niki suba ngir xeex yokkute ndund mi. dañoo woote suba ngir def benn manifestation boo xamante ni dafa jëm ci yokk bi nga xamante ni yokk nañ ko prix denrée de base yi. def nañ ay rencontre yu bari yoo xamante ni biñ ko dajalee.